jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki bokk na ci taw yi nga xam ne boobaak léegi mi ngi wàcc fii ci réew bu Sénégal rawatina yenn ci ay gox-goxaan fu ci mel ni Ndakaaru niki tey ji ci suba ba si njël ba tey mi ngi taw loolu te li nga xam ne nag moom moo di njeexital yi bari na ca diwaan bu Cambérène foofee jàppale ne benn doomi aadama boo xamante ni mi ngi am ci lu tollook fukki at ak ñaar moom moo daal di ñàkk bakkanam ginnaaw itam courant ba mu ko maasee jamono yi nag jàppale ne néew ba mu nga ñu yebal ci hôpital Dalal Jàmm diwaan bu Géejawaay sapeur pompier amal lu ni mel taw bi itam njeexital yi du Cambérène képp dong yenn ci ay gox rawatina banlieue bu Ndakaaru fu ci mel ni Parcelles Assainies unité 24 foofu itam daañu fa dem fekk fa suñu ndaw moom Mame Astou Kane mu dikkaat ak ñun ci li nga xam ne moom moo di dégâts te mu ñeel taw bi boobaak léegi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne taw bi yenn ci ay njeexital yi mu def tax na itam daañu dalal borom xam-xam boo xamante ni xam-xamam màcc na jëm ci wàll wi moom docteur Ousmane Ndiaye xam ngeen ne moom mooy directeur bu exploitation bu météorologique fa nga xam ne moom moo di ca ANACIM daañu waxtaanee li nga xam ne moom moo di taw bi waaye jàppale ne taw bi dina wëy fii ak altine du arrêté benn yoon daañu wax tamit ci leneen mu soxal mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Mamy Doura Diallo xam ngeen ne ñenn ci ñoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu kër docteur ci la jamono nag ñu ngi ñu teg loxo ca diwaan bu Kédougou tax na itam seen ay ñooñ jaaw leen di leen jàppal tànk lu ci mel ni syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé amal aw assemblée générale fa nga xam ne moom moo di ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès daañu dem fekk fa suñu ndaw Cheikh Anta Diop ak Seylatir daañu waxtaanee leneen mu soxal wàllu tàggat yaram fii ci réew bu Sénégal mu ñeel ligue sénégalaise bu football professionnel daal nañu amal li nga xam ne moom moo di tirage mu ñeel championnat bu Ligue 1 ak itam Ligue 2 saison 2022-2023 jàppale ne ni ree la daal di tëree mu ñeel affiche yi Casa Sport dina laale ak Seneps AS Pikine ak itam Génération Foot Teungueth FC ak itam AS Douane mbokki lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxee la tuuti ma dikk ñu faram fàccee. mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gin yu xibaar yi door kon na nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon taw yi njeexital yi nga xam ne daal dina koy def diwaan bu Cambérène foofee nag xale bu góor bu am ci lu tolloo ko fukki at ak ñaar moom moo daal di ñàkk bakkenam ginnaaw bi tam courant ba mu commencé jàppale ne ci yenn ci ay giri yu benn boutique la laal ba tax na nag lu ni mel daal di am ci saasi rek daal di ñàkk bakkenam jamono yi nag néew bi mu nga ñu yóbbu ci hôpital Dalal Jàmm diwaan bu Géejawaay sapeur pompier amal liggéey bu ni mel gis ngeen ko noonu xibaar bu ni mel itam daañ ci dikkaat ak yéen nu mu gën a yaatoo fii ci télévision Futur Média taw yi li mu def ci ay njeexital bari na ci la jamono ñu wutali diwaan bu Parcelles Assainies fekke fa suñu ndaw Mame Astou Kane mu daal di ñuy wax yenn ci ay njeexital yoo xamante ni taw bi daal na koy def Mame Astou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop. ci la jamono lañ mën a jàpp ca diwaan bu Parcelles Assainies rawatina unité 24. rawatina suñu unité 24 comme ni nga ko waxee Cheikh Diop depuis ci suba ba tey taw yi nga xamante ni wàcc na Dakar bàyyiwul benn yoon li nga xamante ni moo di Parcelles ak li ko wër boo jëlee fi nga xamante ni moo di unité 20 jàpp unité 24 dem HLM Grand Médine ba Cambérène 2 bi nga xamante ni foofu la ñombe bi di am yoon yëpp la ndox mi daal di jël fi nga xamante ni mooy 24 bañ fa xëyee ci suba ndox mi tey ji boo fa duggee ñi nga xamante ni sax mooy góor ñi nga xam ne dañoo am gabarit sax ndox mi ñëw na ba ci seen dënn loolu di waral ni Cheikh ndox mi bari na lool fi nga xamante ni moo di diwaani Parcelles Assainies bàyyiwul li nga xamante ni moo di seen bagage yi ba ci li nga xamante ni mooy matériel électroménager yi ñoom ñëpp li nga xamante moom la seen bagage yi moom la ndox mi daal di yàqu fii ci xam mooy diwaani Parcelles waaye ñoom it tamit ñi nga xam ne jot nañ leen laaj lan lañ gisee situation bi ñi ngi ñaawlu ñàkk canalisation bi nga xamante ni moo am fii ci Parcelles Assainies rawatina canaux yi nga xamante ni tamit dañ ko tëj ndax ñoom nee nañu ONAS bu nu ñëwee fii ci diwaanu Parcelles li ñuy njëkk a def mooy saleté bi nga xamante ni moo nekk ci rigole yi wër tali bi moom la ñuy defar waaye yi nga xamante moo nekk ci biir koñ yi duñ koy fattar li ndox mi nag mooy refoulé noonu di dugg ci biir kër yi rawatina ndox yi nga xamante ni dafay jógee fi nga xamante ni moo di Damel wàcc unité 25 moom tamit day ñëw déversé wu fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies ni nga koy gisee nii ci image yi tey Parcelles nii la ñuy yeewoo boo ko jëlee fi muy 24 ni ma la koy waxee Cheikh jàpp fi nga xamante ni moo di unité 20 fii ba ci sax terrain bi nga xamante ni moo gën a rëy ci unité 20
muy terrain ak bees ndox mi daf ko nangu kër yi ñi ngi xuus nit ñi dañuy xuus ngacc bay bëgg a dee waaye amuñu benn solution gisuñu benn autorité tamit boo xamante ni ñëw na jàppale leen ci li nga xamante ni mooy seeni mbébét ci taw bi nga xamante ni wàcc na fi diggante démb ak tey ñuy dégg météo di wax ni day wéyali mooy njàkkare boo xamante ni waa Parcelles ñu ngi koy dund fi mu ne toll nii Cheikh Diop. jërëjëf maam Astou ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko suñu ndaw la ca RFM suñu naataango mu mel ni nag taw yi njeexital yi du Parcelles Assainies wu ni de képp dong ñuy masaw ñi nga xam ne ñoom la ndox mi nangu seen kër tey jilee dina am ñenn ci ñoo xamante ni duñu rek daal di nelaw ci seen i ay makkaan taw yi yeneen ci njeexital yoo xamante ni def na ko jàppale ne nag gare bu Sam-Sam 3 foofee nag askan wa ñoom ñoo fa fees dell ngir rek daal di aaye lépp lu ñeel dem ak dikk mu ñeel li nga xam ne moom moo di train bi ndax itam njeexital ya bari na lu coxal wàllu assainissement ak itam liggéey bu train express régional li nga xam ne def na ko ci ay njeexital loolee lépp nag askan wa daal na ci Abdou Samad Diouf moom mooy président bu mouvement zéro inondation ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. waaw actuellement nii ñu ngi au niveau de Sam-Sam 3 fi nga xam ne moom mooy arrêt gare bi nga xam ne moom mooy gaaru Sam-Sam 3 parce que boo xoolee depuis ce matin population bi ñu ngi fii def manifestation parce que dañu gis ne tey ndox mi nga xam ne dafa taw depuis démb ak tey vraiment dafa indi ay dégâts yu bari ci kër yi nga xam ne dañoo nekk ci côté terre bi donc loolu moo tax population bi génnoon wane seen mécontentement gis ne tey bi ñuy defar terre bi dafa doon am ay mesures d'accompagnement ci lu jëm ci wàllu assainissement moo tax aussi tamit askan bi muy góor jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp ñu ngi fii parce que dañu gis ne tamit bu fekkee da nga defar projet bu toll nii am solo war na mën a ànd ak mesure d'accompagnement surtout ci wàllu assainissement ba nga xam ne askan bi bu nawet bi ñëwee dinañ mën a génne ci jafe-jafe ñu nekk donc loolu moo tax ñun ñu ngi fi depuis ce matin autorités yi ñu ngi fi mooy le sous-préfet les populations ak ñëpp ak la police ak la gendarmerie ñun nag ñu ngi li ñu war ñu ngi koy def mooy au ñëpp au calme xool nag la ñu def pour parce que tey bu ñu waxee dëgg rek commune Diamaguène Sicap Mbao dafa yàgg ci ay jafe-jafe ci wàllu inondation tey nag dafa jot tey état wu Sénégal une bonne fois pour toutes ñu utal ñu ay solutions durables au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao je pense que tey li askan wi di dund at bu nekk ñoo xam ne ñu ngi ci dans l'emprise de l'eau ñàkk seen i kër ak lu ne dafa nekk ay jafe-jafe donc looloo tax nag ñuy interpeller les autorités étatiques pour que daal le plus rapidement possible ñu seet naka lañ def pour décanter la situation on a avisé tous les autorités yi nga xam ne mooy le gouverneur les autorités ñëpp pour ñu nekk au courant de la situation nee nañu fi ñu toll ni DG APIX mu ngi envoyé benn électropompe en attendant ñu jéem a solutionner le problème après le reste ñu xool naka la ñuy def pour mën a toog waxtaan pour ut ay solution pour mën a saafara une bonne fois pour toutes le problème des inondations au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. mu ñeel ki nga xam ne nag moom moo di njiit bu li nga xam ne nag ñoom ñooy xeex wàllu mbënd mi fii ci réew bu Sénégal mbënd mi li koy waral xam ngeen ne moo di taw bi ñu dalal kenn koo xamante ni xam-xam màcc na jëm ci wàllu wi moom docteur Ousmane Ndiaye moom mooy directeur bu exploitation bu météorologique fa nga xam ne moom moo di ca ANACIM ñu ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Ndiaye. maa ngi lay sant monsieur Diop di kontaan ci dalal bi ñu dalal ci émission bi. jërëjëf mu mel ni itam taw bi atum ren bari na fii ci réew bu Sénégal daanaka mënee su la wàññee ñeenti fan te du taw benn yoon fii ci réew bu Sénégal rawatina Ndakaaru boobaak léegi ñeenti fan muy taw mu mel ni lu ni mel day wéy ba lëndi. waaw taw bi bëri na ren il faut reconnaître que bu ñu xoolee ñun ñi nga xam si ne ñooy natt taw yi bu ñuy comparer taw yi di ko gam-gamle ak taw yi ni ñu am taw yu bëri la boo xoolee rek tey bi ñuy nattee taw ba 19 heures rek am nañu 99 millimètres Dakar Hann muy lu bëri am encore ci yéen yëmbal nord yëmbal sud yëpp ay taw yoo xam ne dépassé na 89 83 ak 65 millimètres muy lu bëri tension comme ni nga ko waxee taw yi dafa toftaloo parce que bu jëlee rek mbaaw amoon nañu 106 millimètres barki démb bu ñëwaat encore amaat 75 millimètres xam nga yu mel noonu bu toftaloo donc taw pour évacuer ko pour mu gaaw day difficile taw bi tamit ni muy tawee aussi dafay indi ay vitesses yu mag a mag boo xoolee rek Dakar Yoff bu ñu ko mesuré 9h ak diggante 9h ak 11h am nañ 45,11 millimètres te ñoom mooy aussi Kayar am nañu 53,5 millimètres ci une heure de temps xam nga loolu bu ñu ñëwee rek day difficile à évacuer donc moo tax taw yi di am benn temps bu ñuy toog balaa ñu mën a évacuer. day woy ba lëndi fii ci Ndakaaru mel ni yemul Ndakaaru yan gox ñoom ñoo gën a taw boobu ak léegi ci Sénégal. waaw boo xoolee alxames tawoon na presque Sénégal gi yëpp. mën nga kam démb ñu ngi gis ni aussi taw yi teel naa commencé taw Sénégal gi yëpp boo xoolee taw Dakar
taw Thiès. taw yeneen gox yeeg Louga ba surtout Kolda aussi taw na fa Kolda ak Casamance taw na fa taw yooyu léegi tey aussi ñu ngi enregistré ay taw mu commencé ci Dakar la commencé tey ci suba gi boo xoolee dañoo yeewu rek fekk taw yi commencé Dakar taw yëpp gox yëpp presque Dakar taw na ba tooy boo xoolee aussi taw na Thiès tey am nañu 48,3 millimètres. taw encore Louga te Louga encore taw ba encore ne ba léegi période bi ma lay waxee mu ngi taw Louga encore donc taw boo xoolee matériel na fépp boo xoolee démb ak tey yëpp gox yëpp a taw presque. njeexital yi itam bari na. njeexital yi bëri na lool benn mooy benn inondation mbënd mi ñuy gis en général bu taw yi passé noonu bi ci des mooy aussi fleuve yi nga xam ni mooy dex yeeg géej yi donc dex yi tamit indi problème ensuite suñu mbokk nappkat yi aussi parce que taw bi day ànd ak ngelaw day indi ay problème donc am na ay njeexital yu bëree bëri njeexital yi bëri na daañ ñëwaat ci fleuve Sénégal wi nga xam ne itam dafa fees waaye itam dañu des ak moom ngir wëyal li nga xam ne rek moom moo di jotaay bi jàppale ne nag quartier Diamaguène ci la jamono ñoom itam ñu ngi yëg bu baax a baax li nga xam ne moom moo di njeexitalu taw bi naka noonu itam ñu ñaawlu yenn ci ay dige yoo xamante ni nag jëriñ ji ñu dénk wàll wi amaloon na ko seen digganteem ak ñoom ci la jamono France daal di xëddeem tax na itam askan woowee daal di fippu Lamine Diop moom mooy yor seen kaddu ñu teewlu kaddu yu ni mel ci micro Omar Ndiaye. parce que yàggul dara ministre Serigne Mbaye Thiam ñëw na fii ci Kaffrine ànd ak sunu ministre sunu maire Abdoulaye Seydou Sow ñu ñëw rencontré si bassin bi nga xamante ni chantier bi nga xamante ni président Macky Sall defal nañu ko fi. ba wax dëgg yàlla loo xam ne mosuñ ko woon am la ñu am ko mais dafa am lu ci des li ci des mooy ñaari machine moom moo fi nekk ñaari machines yi courant bi nga xam ne moom moo ko war a mun a alimenter ñu wax Serigne Mbaye Thiam ne ko mu dimbale ñu si mu ñu wàcceel ñu ko pour mu gaaw mu promettre nañu dinañu ko wàcceel ci biir semaine bi. ñaareel bi li nga xam ne moom moo gën a graaw mooy que fi nga xam ne fa la ndox bi war a dem muy ndoxu Diamaguène Centre fi ñu ko war a évacuer kon bu ñu toogee barki démb dégg ko si télé bi ak rajo bi. mu nekk inondation jeex na Diamaguène Centre ak Kaffrine de Sud wax dëgg yàlla dinañu jaaxal ndax ñuy lancer appel vraiment président Macky Sall moom si boppam la ñuy waxal directement parce que comme ministre Abdoulaye Sow ñëw na fi ministre Serigne Mbaye Thiam ñëw fi sottiwut moom si boppam lañ bëgg mu dimbale ñu wax ak waa Sénélec wax ak waa ONAS ñu wàqi pax benn ba nga xam ne ndox bi dana fa xëj mu wax ak waa Sénélec ñu wàcceel ñu courant bi fii si Diamaguène Centre. ginnaaw Diamaguène feneen foo xamante ni itam fees na ci Ndakaaru ci la jamono bokk na ci zone de captage ci buñ sukkandikoo quantité ndox mi fan lañ koy àpp. quantité ndox mi ñoo ngi koy àpp ay 99 50 millimètres bu commencé am 50 millimètres rek commencé am problème captage li fa xew mooy xam nga ni zone la boo xam ndox yi dafay daje donc taw yu métti yi ma doon wax ak force bi mu am moom moo taxaat mu am zone de captage miir bi nga xam moo doon téye ndox mi moom moo daanu woon te incha allah ñu doon discuter ci plan Orsec na lañ mën a def ba vraiment tabax miir boo xam ni day tax at yii di ñëw fexe ba xam ba ndox mi mën na mën ko téye parce que loolu du xëy tey ak suba lañ koy tabax mais loo xam ne dañ ko war a planifier ginnaaw zone de captage leneen li ñu mën a jàpp sànq yaa ngi koy junj mu mel ni fleuve Sénégal wi nga xam ne jamono yi li des ngir mu déborder bariwul ndax itam fees na. waaw parce que taw yi buy taw boo xoolee lépp loo xam ni li ñu naan bassin versant loo xam doy bu fi mënee ragolaan mën nañ dem ci fleuve bi foofu yëpp bu tawee rek dafay dem ci fleuve bi kon taw yu bëri yi tamit li muy jeexantal gi ñu am mooy fleuve bi day yokk donc ñi nga xam ne ñëpp ñuy dund ci booru fleuve bi ak dëkkuwaay yi nga xam ne aussi dëgërul yooyu yëpp da koy impacté yi am ay jeexantal li ñu dippee interminence ci li nga xam ne moom moo di seen jargon muy taw bu tëw a arrêté ñu ngi koy xaar fii ak lundi bu jotee itam dañ mën a xaaraat leneen lu ni mel. waaw taw yi fi ñu toll nii presque wàññeeku na à part Louga ma la waxoon ak booru Saint-Louis taw baa ngi continué foofu donc système bi dem na presque ci géej mais comme ni nga ko waxee dañuy def ay pluie intermittence bu day taw di arrêté di wis di arrêté tey dañ ko jàpp ba suba ci suba dimanche ci ngoon ñu yaakaar taw yi nag ko commencé waat dem ba lundi. incha allah bu lundi passé aussi am na beneen système bu ñuy xaar mais loolu dañuy xaar mu gën a jege si incha allah. comme lan la comme beneen taw bu fort buy ñëw incha allah. dañuy xaar bu fort à partir de lundi altine. à partir de altine waaw incha allah. leneen ci loo xamante ni buy taw dañ koy nemmeeku am na ñenn ñoo xamante ni faaw ñu liggéey lu ci mel ni ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di nappkat yi ci la jamono yan conseils ngay yëkkati jox leen ko. waaw loolu moom lu am solo la parce que taw bu ku ne taw rek wax ngelaw xam nga balaa muy taw day ànd ngelaw bu taw aussi ngelaw bi di ñëw comme suñu mortu nappkat yi ñoom dañuy dem géej des fois ngelaw li fa lay gën a foore moom moo tax leen di wax rek mooy ñu xaarandi parce que sauver sa bakkan moom moo gën sauver say bien parce que xam nañ ni koom-koom bi sooxee na parce que demuñu géej lu yàgg mais nag période bi yëpp ñu toog presque une semaine a ngi nii muy taw di ànd ak ngelaw donc leen di wax rek ñu xaarandi ba période bi dépassé incha allah ñu mën a continuer dem géej mais am na jeexintal temps yi envoyé nañu ay bataaxal yoo xam ni leen wax naan nañ moytu dem géej parce que géej gi fi ñu toll nii dafa sàmbaraax leneen loo xamante ni itam dañ koy jëfandikoo bu faral di taw maanaam parapluie yan lañ war a mën a yor.
waaw xam nga bu ñu nee taw bi day ànd ak dënnu en général day ànd ak ay dënnu donc dënnu muy courant boo xam ni day nekk ci niir yi di wàcc encore te buy wàcc en général day xool li gën a kawe mu ciy wàcc en général donc boo nekkee période boo xam amul benn taax bu kawe amul dara comme ci tool yeeg yu mel noonu boo yoree parapluie ku ne courant wax lépp lu jàpp weñ da koy gën a xëcc muy gën a gaaw donc boo amee parapluie boo xam da ànd ak weñ da nga xam ne yaa gën a kawe foofu daal en général da ngay am chance loolu mu am ci yow nga moytu aussi di seelu ci li nga xam moo gën a kawe xam nga Sénégal li ñuy def mooy bu tawee des fois da ngeen xool garab gu rëy goo xam ne am na ay feuilles nga mën cee seelu garab yooyu aussi nag en général bu nekkee fenn foo xam moo fa gën a kawe fa la dënd bi di wàcc donc ñuy wax suñu mbokk baykat yi rek ñuy moytu boo amee tool yoo xam ne li ngay ji dafa gàtt comme lu mel ni ay gerte yu mel noonu ngay moytu ci garab yi di fa seelu di moytu aussi tracteurs yi ñuy yor mooy machines yi ñuy yor xam ni fer la lépp loo xam ne daal fer la yor en général di xëcc courant bi dënn yi également waaw dënd yi moom bëri dënd bi ñooy ànd dënd bi xam nga mbir mi ñetti mbir la day am lu ñu naan kàddu gi mooy li ngay dënd boobu ngay dégg am courant bi wàcc ci boppam am melax gi ñett yëpp ñooy ànd en général mu ngi mel da nga jël ñaari filu courant rek laa leen ko boo ko laalatee da ngay dégg tëf gis courant bi jàll encore gis aussi étincelle bi jàll donc yooyu rek la léegi étincelle boobu ngay gis nag ci courant bi comme courant bi 220 la fa la ay millions de volts la moom moo tax ngay gis melax gi noonu muy mel noonu tëf bi ngay dégg fii fa la ngay dégg bruit bi boobu muy dënd bi ngay dégg mu foore noonu parce que courant bu mag a mag la en général fii courant bi jàll bëriwul moo tax ngay gis étincelle fële nag courant bi jàll ay millions de volts la moo tax bu wàccee fenn da koy lakk complètement nit ñaan ay xeer la mais du xeer en fait fi muy fekk xeer bi lay lakk xeer bi ñuulee noonu donc courant rek buy jàll ñett yëpp ñoo ànd donc ñu mën a fexee rek ba moytu ko d'accord taw bu wàccee ba noppi daañu seetlu li nga xam ne moom la ñu dippee changement climatique muy coppiteeg jaww ji coppite jaww ji waaw coppite changement climatique yi la ñuy dund fi ñu toll nii parce que lii ñu dal fi ñu toll taw yu bëri nit ñi dañoo war a comprendre ni du ñun rek xam naa mën am ñëw ci encore du ñun rek donc taw yu bëri na dëkk yu bëri am nañ ko donc changement climatique bi nga xam ni dafa nekk de exactement bu ñu sukkandikoo ci Pakistan Niger ak itam Côte d'Ivoire boobaa léegi ñu ngi gis ci télé yi ne day taw itam bu baax a baax exactement comme ni nga ko waxee gis nañu temps Pakistan barki démb taw bu taw métti la taw n'est-ce pas Bangladesh la même chose Inde Côte d'Ivoire gi ñu jege même Niger gi ñu jege sax am na ñu xam ni perte nañ seen bekkan maa lay tàlli yooyu yëpp nag li ko sooxee mooy changement climatique bi ñuy wax donc ñu xam ne li ñuy dal nii loo xam c'est exceptionnel loo xam ne la daa woon faral di am kuy topp at yi xam ne at yi mbënd yi xaw naa bëri lool gën a fort yooyu nag la ñuy wax changement climatique te loolu nag nit moo ko sooxe ñu xam ne nag ci contexte boobu la ñu nekk di war a góorgóorlu bu baax di mën a gën a faral ko pour loolu jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax sant wi rek moom moo neexul moom docteur Ousmane Ndiaye moom mooy directeur bu exploitation bu météorologique fa nga xam ne moom moo di ca ANACIM moom lañ doon dalal ngir waxtaanee li nga xam ne nag moom moo di taw bi boobu ak léegi waaye lañ ca mën a jàpp bokk na ci rek day wëy ba altine du rek arrêté taw yu ni mel ay wis-wisel yoo xamante ni daañu ko nemmeeku yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal rawatina Ndakaaru mu soxal leneen mu ñeel phase 2 bu programme Servir Afrique de l'Ouest ñoom itam di xeex lépp lu ñeel wàllu mbënd mi ak itam daggum garab yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal boobaak léegi ñu ngo ca diwaan bu Mbuur lu ni mel itam dañ ko tënk ci juróom benn fan yoo xamante ni danañ xool nees ba indi ay saafara Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye diwaan bu Mbuur ñu seetaan reportage. réew yu bari yu nekk ci Afrique sowu-jant Sénégal bokk ci lii di mbënn mi da leen sonal ci jamono ji NASA ak ay partenaire am ci programme bi ñu duppee Servir Afrique de l'Ouest fas yéene dugal seeni loxo ci xeex boobu. li ñu bëgg daal mooy lépp luy données satellite mën a dimbale vraiment les décideurs à prévoir le risque pas les impacts xaar ba mbir mi kii ñuy xool nuñ koy gérer mais avant mbir mi di ñëw te loolu nag technologie bu nga xam ne la ñu ngi ciy liggéey yombut vraiment parce que yéen a gën a xam ne bu taw amut inondation du am mais nag taw mën naa am inondation aussi du am. beneen i jafe-jafe bi nga xam ne tamit réew yu bëri dañ koy jànkonteel mooy wàllum garab yi nga xam ne dañ koy dagg rawatina fii ci Sénégal wala ci Casamance phase 2 Servir Afrique de l'Ouest nag fas yéene dugal loxoom ci xeex boobu. affaire coupe du bois yi dafa am lu ñu def Ghana parce que Ghana moo ko saytoon ñu ne donc bu Ghana pare te service boobu presque pare na képp ku mu neex ci consortium bi mën na ko jël domestiquer ko moom la ñuy wax mettre à l'échelle et donc loolu sàkku nañ ko pour maanaam jël ko def ko Sénégal. programme bii nga xam ne pàccam bu njëkk ci zone sylvopastorale bi la doon yëngu juróom benn réew ñoo ci bokk Sénégal Mali Burkina Niger Nigéria ak Ghana ñaareelu pàcc bi nag tàmbale na ci diiru juróomi at lañ ko tëral ñu dënk liggéey bi mooy waa Institut international de recherche sur les cultures des zones arides et semi-arides.
mbokk yi leneen lu ma leen junjoon ne daañ ko waxtaanee ci jotaay yi bokk na ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Mamy Doura Diallo xam ngeen ne moom mooy soxna si nga xam ne moom moo rek daal di ñàkk bakkanam ginnaaw itam ba mu doon muccal ab liiram naka noonu itam ñenn ci ñoo xamante ni nag ñoo nga woon ca boobule hôpital diwaan bu Kédougou xam ngeen ne dañ leen teg yoxo seen i ay ñooñ ci la jamono nag fas yéene ñoo banque seen i ay yoxo rawatina syndicat autonome des techniciens supérieurs bu santé ginnaaw assemblée générale boo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène diwaan bu Thiès Cheikh Anta Diop ak Sélatir. ay techniciens supérieurs de santé nekk ci l'hôpital yi ci réew mi dikkoon fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès doon waxtaane ngir jàppale seen naataangoo yi nga xamante ni jamono yi dañ leen teg loxo fële ca Kédougou ginnaaw bi ñu doon opéré ab jigéen mu ñàkk ca bakkanam ak tout tànkam secrétaire administratif bu syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé di dikk nag ci mbir mi ni mu demee. mu nekk malade boo xam ni def na li ñu naan rupture utérine bu tudd njuruwaay bi dafa mujj a fàcc xale bi bëggoon génn ci suuf mënul génn ci suuf dafa taay léegi nag ñoom ñu def li nga xam ni jàng nañ ko ci seen médecine maanaam xale bu mënul génn ci suuf mënul génn ci kaw koo xam ni dundatul instant bi yaay ji bakkanam mu ngi ci xottu gerte léegi lu ñu mën a gaaw pour sauver yaay ji dañ koy def xale bi dundatul metti na quand même ñu dagg xale bi pour mën a génnee ko ci kaw bañ ko génnee il s'est trouvé que temps bi mu def yëpp muy ñëw xale bi yaay ji sañe na lu bëree bëri perte na deret bu bëree bëri ci lañ nekk nag di jéem a réparer di jéem ko récupérer ba defal nañ ko sax deret malgré tout ça yàlla jël bakkanam. ñoom de nee nañu dafa mel ni fajkat yi ci l'hôpital yi dafa am lu ñu leen guuxal ba tax ne duñu dellu ginnaaw ci seen xeex bi bu ñu leen teguwul loxo daañu amal ay geraw fësal ko ci l'hôpital yi nekk ci réew mi yëpp. fii 48 heures nag bu fekkee dañoo jël ay décision naan dañuy defeere suñu camarades yi ñun nous serons obligés d'aller en vitesse supérieure du ñu yamati ci technicien supérieur anesthésie mais spécialité yi composé syndicat bi yëpp dinañ leen demander ñu arrêter bépp activité bu technicien supérieur di def au niveau du Sénégal jusqu'à nouvel ordre. ñii di ay anesthésiste ñuy opérer rek ñoom ñëpp de fii ci Thiès kàddu gi benn la nee nañu lii ñu leen fas yéenee teg de saafarawul mbir mi ba tax na bu ñu sàgganul wér-gu-yaram dina gën a sooxe ci réew mi. ginnaaw Thiès ñu wutali beneen ab diwaan mu ñeel diwaan bu Lougaloo foofee nag jàppale ne yenn ci ay sax maanaam awar moom moo sonal li nga xam ne nag moom moo di tool yi ci la jamono nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi dañoo rek sëngéem ndax itam xamaguñu benn yoon seen ak ëllëg rawatina commune bu Koki ak itam Mbéjéen tax na ci la jamono ñuy sàkku aw ndimbal bu bàyyi ko ci gouvernement bu Sénégal Thierno Fall. lu ëpp 2 junni hectare ci gàncax moom la awar yi yàq fii ci département bu Louga fii ci dëkk bi di Kër Ngura bokk ci commune bu Koki daanaka baykat yi deseetuñu dara. lépp ma ngi nii xool nañ mooy la nekk fële moo nekk fii moo nekk feneen li nga xam ne mooy gox bu Koki yëpp tool boo fi demit boo demee nii lay mel fekk sax ya ca kaw doo fa gis gàncax wala boo fa gisee gàncax muy gàncax goo xam ne gi gu dag mant goo xam ne kenn xamul fu mu jëm. commune bu Mbéjéen bokk ci gox yi nga xamee ni si awar yi bàyyiwuñ fa dara li koy firndeel mooy dëkk bi di bari jàmm siise baykat yi ñi ngi yenu seeni loxo di jooy. ndax ruur mi bari na fi lool lekk na tool yi ba mu jeex tund wi yëpp mboolem gox bi dëkk boo fi dem tool yi nii la mel wala nga gis yu ko yées. baykat yi di xamle ni lu ne mel daanaka at mu jot mu am waaye duñu gis kenn ku leen taxaw. fii koo fi wax DPV. xamu ko néew nañu ko ci xam ñoom ñoo war di aar àll bi dox suñu diggante kii bi mais duñ wàcc ci àll bi. ku leen bëgg a dimbale nag mooy nga fexe ba jox leen jiwu boo xam ne bii lu mu néew dana mën a ñor ci as diggante si des ci nawet bi ak loo leen mën a jàppale ci wàllu dund. Bassirou Ba di njiital mouvement aar suñu moomeel di sàkku ci baykat yi ñuy jébaane seen jafe-jafe yi ngir nag nguur gi mën cee jëli matuwaay. mais li leen di rey wax leen ko président Macky Sall mu ngi génne ay milliards nee na mu jëm ci béykat yi yëg si wut yéen a ngi wax léegi ne amu leen jiwu bu baax wala dafay tuuti 2 kilo ci gerte 3 kilo ci ñebbe engrais ngeen am na ko wax fii lan la wax léegi kañ la gëj a gis engrais. njiital kuréel gii di yëngu ci wàllu mbay ak càmm jiite woon ab délégation teew fii ci département bu Louga ngir nemmeeku si jafe-jafey baykat yi.
ayca ñu àddu ci leneen jàppale ne association alhamdulilah pour le développement ñoom ñoo ànd ak district sanitaire diwaan bu yëmbal daal di rek xarafal yenn ci ay jirim naka noonu itam lépp lu ñeel consultation gratuite itam daal di nañ koy amal foofee ñu teewlu Seydina Ndiaye membre la ci boobule association Ibrahima Kane moo tataan ay kàddoom. xarafal xale yooyu lu tolloog 200 téeméeri xale xarafal nañ leen ci tey jii. ci kattanu yàlla def ko ci turu association bi nga xam ne mooy réseau alhamdulilah nga xam ne ki ko jiite tey mooy Mouhamadou Gueye ñu koy wax Modou Gueye alhamdulilah dem na ba nga xam ne xale yii nga xamante ni tey ñàkk na ndey ñàkk bàyyi ñu jël ñooñu tey di leen jàngal alxuraan di leen jongal di leen def loo xamante ni tey képp bu ñu màggoon tey ku am ndey ak bàyyi sax duñ la ñee kon ñu ngi ciy santé réseau alhamdulilah bu baax tey jii xale yi jongu tey gis nañ sax ñoo xam ne duñu ay jullit ay chrétien yoo xamante ni tey ñu ngi fii tey ci biir xale yi kon affaire bi mu doonul loo xamante ni Massamba Mademba ndimbal la ngir yàlla tax ngir ñëpp a ñëw jàpp ci nanu jàppale alhamdulilah ndax buñ leen jàppalee amul xale buy taxawaalu ci banlieue bi amul xale buy nekk ci banlieue bi te doo am xam-xam doo jàng wala doo xam sa diine dootul am. mbokk yi tàggat yaram ñu àddu ci ligue sénégalaise bu football professionnel daal lu ñuy amal li nga xam ne nag moom moo di tirage yi mu ñeel championnat bu ligue 1 ak itam ligue 2 saison 2022-2023 jàppale nag journée wu njëkk wi bu ligue 1 li nga xam ne nag moom moo di affiche yi nii de le tëree Casa Sport CNEPS AS Pikine Génération Foot Tëngéej FC ak itam AS Douane ñu teewlu tënk li nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra daal dina koy amal ñu seetaan. AS Pikine bii di dalal Génération Foot mooy jongante bi gën a mag ci bés bu njëkk bu Ligue 1 bi saison 2022-2023 diggante ñaari équipe yuy wut championnat bi doon itam ñu am mbooloo kenn du ko bëgg wute ci stade Alassane Djigo. Casa Sport bi yor raaya bi dina dalal CNEPS Excellence bu Thiès ASC Jaraaf bi bëgg raaya bi ak entraîneur am bu bees bii di Youssouf Dabo dafay dalal Sonacos bu Diourbel bi yéeg ren ji. Stade de Mbour bi yéeg ren ji itam moom biir dëkkam lay dooree di dalal Guédiawaye FC. Tëngéej FC bi nga xam ni doxul woon dara daaw dina jéem am ndorteel bu baax ci kanamu AS Douane ci njiitalu entraîneur am bu bees bii di Mbaye Badji. Linguère bu Saint-Louis di dalal US Gorée ci jongante diggante ñaari équipe yu miin Ligue 1 bi. Jàmbaar de Saly bi bokk ci ñiy wut championnat bi dafay fekk ji Dakar Sacré-Cœur doon jongante bu dox diggante ñaari académie football. ci Ligue 2 bi Ndiambour de Louga ak Mbour Petite Côte yi wàcc ren ji dinañ door seen championnat dalal Demba Diop FC bu Mbour ak Jamono bu Fatick. ñaari championnat yi dinañ door 1er octobre bii di ñëw. jërëjëf Cheikh Sadbou mbokk yi fi la ñuy jaar daal di buural jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ma jox leen daje ni ki ëllëg 19h30 ak itam 13h dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc des leen di wéy ak programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf.